Lamp Fall Cash moo leen di may seen émission xel-xel yi. salaamaaleykum mbokki téléspectateur Lamp Fall yi ziar nañ kenn ku ne ci turam ak ci santam di leen dal di nuyu bu baax a baax di leen wax nag dal leen ak jàmm encore ci seen émission xel-xel bi nga xam ni quinzaine bu nekk lañ leen koy defal samedi yi incha allah dalal seen ak ay ndaw ñu fas yéene waxtaanee comme ni ma koy waxee tout le temps rek li nga xam ne moom moo jëm ci sunu avenir ak fu ñu war a toll ak fi réew mi toll tam ci la bokk. noonu ñu ngi ziar képp ki nga xam ne yaa ñuy seetaan tamit ñu ñuy teewlu ci rajo bi ci 101.7 soxna Khady ci am jàmm féete fa ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen wax dal leen ak jàmm ci plateau bi xanaa balaa may sori rek damay bàyyi samay invité ñu nuyoo ñu dugg ci thème bi bu ko defee ñu daal di waxtaan li nga xamante ne moom moo ñu tax a jóg. ma daal di kaa door ak ki nga xamante ne nii moom moo di Ousmane Ba di kenn ki nekk ci biir ministère de la formation professionnelle ak apprentissage ak artisanat sëñ bi ba ginnaaw biñ la nuyoo dañ la naan dal ak jàmm. soxna Alimatou Biba ñu ngi lay nuyu di la fay di la sant ci invitation bi nga xam ne nii def nga ko émission xel-xel yi nag li ñu fi war a wax xam naa ne lu war a jëriñ rek njaboot gi la lu ñu war a jëriñ li nga xam ne nii moom mooy xale yi la wante dama bëggoon nga may ma tuuti sax balaa may egg ci nuyoo bi ma beral nuyoo kilifa diine yi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk ci Sénégal rawatina nag sëñ Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké may jël nuyoo bi di ko teg ci sama loxo sëriñ di sëñ Modou Dan Mare Madame Mbacké mu tegal ma ko ci loxo ki nga xam ne ni moom mooy xalif général kullu murit kon nag ñu ngi nuyu ñëpp rek di sant ñëpp di béggee également ci li nga xam ne nii moom mooy seen émission bi ak tamit di wax li nga xam ne mooy seen professionnalisme di ko sant di ko gërëm. macha allah dalal ak jàmm Ousmane Ba damay bàyyi nag ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Mbow Libération di chef desk politique ci journal Libération di ko wax dalal ak jàmm sama naataango. waaw jërëjëf soxna Biba maa ngi lay nuyu di la ziara di ziara mboolem téléspectateur u Lamp Fall di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau jërëjëf. macha allah jaajëf dalal ak jàmm noonu ma bàyyi Cheikh Tidiane Cissé étudiant ci biir université je crois fac lettres di ko wax dalal ak jàmm Kabakuru. waaw alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla ñu teewee tey si plateau bi di la nuyu yow Biba ak say naatangoo ñu ngi liggéey fii di nuyu chers invités yi nga xam tey ñoo ñëw si plateau bi tey pour ñu discuter si avenir bu jeunesse Sénégal. di nuyu waa Sénégal yëpp kilifa diine yeeg aada yi bàyyi ñu kenn. ok dalal ak jàmm Cheikh Tidiane noonu mbokk yi di leen wax nag yéen tamit dal leen ak jàmm comme ni ma koy faral di waxee rek du xam-xam gu fi ne du mën-mën gi waaye yéen a moo tax ñu yëkkati suñu kàddu jëmale ko ci yéen dina ko yaakaar lépp li nga xam ne rek dinañ fi yëkkati mu nekk loo xamante ne dina leen jariñ ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne moom moo jëm ci jeunesse bi bu ñu nee jeunesse na defe naa ndaw Sénégal a tax ñuy wax thème bi mu jëm ci la jeunesse est-elle soucieuse de son avenir ndax gis nañu ni li nga xam ne moom moo jëm ci doxalin bi nekkin geek melokaan gi jéggi na dayoo te actuellement fi ñu toll nii saa su ne rek nga gis loo xamante ne nii du ma nee sax dafay tax xale yi jaar tout à fait à gauche mais plutôt dafa nekk loo xamante ne booy seet ba ci biir parents yi am nañ ci part de responsabilité gouvernement bi am na ci part de responsabilité comme professeurs yi comme ñii di éduquer waaye tamit comme xale yi ñoom ci seen bopp. donc su ma ñëwee si Abdoulaye ma commencé si yow su ma nee la jeunesse est-elle soucieuse de son avenir ci à partir de loolu dégg-dégg bi ak lan nga ma ci mën a tënkal ci noonu. waaw jërëjëf soxna Biba gëm naa ni thème bi nga abordé thème bu am solo la thème d'actualité boo xam ne du tey lañ si commencé waxtaan fii si Sénégal. ma jàpp ni bu ñu nee ndax jeunesse Sénégal soucieuse na si avenir am dafa am ñaari pàcc. si sama jàngat dafa am jeunesse boo xam ne gis nañ leen si li ñuy yëngu
gis nañ leen si li ñuy jàng moo xam si wàllu informel la moo xam ñuy yëngu si lii wala si lële mais buñ ko yemalee si nga xam ne mooy si wàllu njàng bi dama gis ni dañoo Sénégal dafa am benn jeunesse boo xam ne dafa mel ni jeunesse boo xam ne dañoo nekk en perte de repère maanaam dañoo xamul fu ñu jëm wala boog xamuñu fu ñu bëgg teg seen tànk wala boog xamuñu lu ñu bëgg parce que soo ko jëlee du ma yem sax si étudiants yi de manière générale laay wax boo gisee jeunesse su Sénégal tey muy dox dafa mel ni ñun amatuñu ay référence fii si Sénégal ba tax na jeunes yi tey koo si laaj luy démb xamu ko koo si laaj lan mooy histoire du Sénégal xamu ko si pàcc jëm si wàllu diine pàcc jëm si wàllu koom-koom pàcc jëm si wàllu dëkkuwaay société ak leneen lu mu doon xamuñu trusu li lu bari donc mu nekk problème leneen li mooy jeunesse bi tey boo ko xoolee si affaire yoo xam ne amul fu mu ñu jëmee kanam si loolu la ñuy gën di yëngu mooy yëfu mumbaay yëfu caaxaan yëfu foo tey jii boo demee université boo demee feneen donte le am na ñoo xam ne lu leen fa yóbbu waaye boo ko seetloo lu si bari affaire u caaxaan dafa mel ni si loolu rek la ñuy yëngu waaye nag dafa am loo xam ne moo ko fa la ñuy tàmbalee dafa noonu nekk si benn société boo xam ne wax jee bari beaucoup de paroles et peu d'actes tey jii nii man dama jàpp ni gouvernants yi classe politique beeg leneen ak leneen fépp la feebar bi fépp la nekk fenn doxul fépp feebar donc ba tax na ñun war nañoo seetaat suñu bopp tey jii boo déggee ñu naan ay assises de l'éducation jamonoy Abdoulaye assise nationale dañuy seet lii dañuy saytu lii mais ñun bu dee théorie Sénégal la fi mën waaye bu ñu demee si pratique dañuy lajj tey jii nii ñu bari waaw am na ñoo xam ne ay Burkina Faso ak yeneen dañuy ñëw ubbi tiroir yi jël suñuy dossier yoo xam ne fii lañ ko liggéeyee ay borom xam-xam ñoo fi nekk ay kàngam ñoo ko liggéey yóbbu ko seen dëkk développé ko waaye ñun fii xam lan la ñu mën wax ju bari téesante xam nga Pape bi bu muy wax ci affaire Charlie Hebdo ba ne nous sommes dans une époque où nous vivons le terrorisme du commérage Sénégal loolu la ñuy dund dinañ ci ñëw dama macha allah Cheikh Tidiane dégg nga li nga xam ne moom la Abdoulaye waxee lu am solo analyse bu pertinente la def si loolu nee na bu ma ñëwee man ci côté université bi mu mel ni ñu orienté wul bari na ba léegi cours yi am na ñu commencé gul am na ñoo xamante ne gisuñu jotaguñu seen résultat sax ba jël te sax ne woon nañ le 2 janvier bi dañuy commencé ba léegi donc université virtuelle bi ñuy wax tamit xam nga dans tout ça tamit li mu wax noonu dëgg la fii dafa mel ni wax ji moo ëpp jëfin gi yéen étant étudiant en tant que étudiant yéen ñi nga xamante ne ni mën naa wax ni booy set ba ci biir majeure partie bi ci askan bi yëpp espoir bi ci yéen lañ ko reposer parce que yéen ay jàng ni mu ko waxee côté koom-koom bi bari na am na ñu xamul carrément li nga xam ne moom mooy chiffre yi war a am ci ni ñu koy waxatee ci dëkk bi ci côté éducation bi pareil ci côté histoire que ça soit religieuse wala ci beneen côté bi tamit pareillement mu mel ni étudiants yi tamit université tamit nañ ko wax en garderie d'adulte nga waxoon la fois dernière garderie d'adulte yaa ko wax sa bopp dama ko jottalee rek li mu wax lan nga ñu ci mën tagal waaw alhamdulilahi rabbil alamin ñu sant yàlla bu baax li sama naatangoo bi wax fii nii di Abdoulaye bu Libération maa ngi koy ñuy di ko jaajëfal bu baax point de vue la wax rek. point de vue waaw parce que dañ ne quand les faits sont sacrés le commentaire est libre tey Sénégal dafa yaatu jeunesse bi du étudiant yi kese. mais li ma mën a wax man mi teewal université Cheikh Anta Diop tey. mooy ñun da ngay wax jeunesse bi yëpp ngay teewal jeunesse bi yëpp ngay teewal laa gën a mën a ngay mën a waxal foofu la nekk parce que balaa nga ne naam da nga fay ne nekkoon na fa de waaw ñëwal balaa nga ne naam da nga fay ne nekkoon na fa mais nekkatu fa ñi fa ne tey ñoo fi ne mais université Anta Diop c'est vrai que tey problème am na mais jeunesse ba fa ne manqué wul repère à 100% parce que xam nañ fa ñu bëgg a jëm mooy maanaam tekki mais buntu yi lañu tëj dañu tëj buntu yi ñoo lañu tëj moyen amul isaa gis peut-être nag buñ ne manque de repère du faute bi du doon ci étudiants yi mais ñeneen di jiite la ñu jiite les gouvernements foofu mën nañ ci ànd tuuti mais étudiants yi seen bopp ñoom am nañ Pastef am nañ pas-pas bëgg nañ te yéen nañ seen réew li nga xam ne tey mooy développement ak avancement ci kanam mais tey bu ñu seetee gouverne tey moyens yi ñëw université Anta Diop des na
professeurs yi ñuy jàngal tey volonté bi des na parce que defatuñu enseignement pour par amour mais si bëri dañ koy def ngir am ci benn aspect pécuniaire mooy xaalis. parce que tey boo seetee tey barki Demba Ndiaye lii le professeur yi commencé at grève alors que ñun daaw dañoo toog 1 an jànguñu bu ñu dee si toog 11 mois fa ñu suñu bourse kon bu ñu xëyaatee commencé wuñ ca cours yi résultats yi génnaguñu nouveau bachelier yi ñëw ñu ne ñoom dañuy tàmbalaat grève ñun duñu xam après kon ñun fan lañ féetee moo tax tey nous appartient ñun étudiants dañ jël suñu disposition jël suñu matuwaay jël suñu destin en main ne lii ñun li lañ bëgg mais nag manqué wuñu repère te bëgg nañ ne tey Sénégal tey bu naree dox ëllëg ñun ñoo koy doxal parce que université place la bi nga xamee tey xam-xam lañ fay jàngale te képp ku ne xam-xam rek mooy tey gone dina ko sàkku mag dina ko sàkku mais te lii si ëpp si askan bi tey gone yi fa nekk université Cheikh Anta Diop tey pas-pas am nañ ko mais moyens sont les moyens qui font défaut te tey ak manque de professeur ak manque d' infrastructure bi nga xam ne tey am na te tamit li si gën a garaaw mooy boo génnee doo am liggéey ñaata ko diplômé maîtrisard ñoo nekk Sénégal tey ñu ngi chômé domaine boo munti laal kon tey faute bi du si ñun li ñu mën laaj mooy jàng ñu ngi jàng lu ñuy laaj mooy formation bu doy ñu ngi koy def mais amuñu matuwaay yi nga ngeen war a jàngee mu ngi mel ni ngeen war a dem guerre rek kenn joxu leen gànnaay noonu nga bëgg a waxee donc Ousmane dégg nga li mu wax bu ñu njëkkee si Abdoulaye li mu wax bokk na ci vraiment nu ñu koy waxatee Sénégal bëri na wax te jëf bi moyen na trop de parole peu d'acte comme ni ñu koy waxee Cheikh Tidiane aussi tamit ñëw na pour wax ni mu mel ni ñi nga xam ne ñoom ñoo war a jàppale xale yi ñu war a dem ñooñu dafa mel dañoo téye seen loxo donc jàppale wuñ leen exactement et puis que yéen a ngi nekk ci li nga xam ne moo jëm ci formation professionnelle bi yéen ne ngeen lépp li nga xamante ne dafa bëgg kii rek yéen a ko war a indi teg ci sur la table am na noo leen koy doxalee ba ku nekk mën cee jëriñoo mais benn côté aussi tamit am na reproche yi ñu leen di def wala même bu dul reproche am na fenn fi nga xam ne du ma nee sooxa ngeen fi mais tamit il faut tamit ñu def jël ku nekk jël responsabilité am donc yéen ban responsabilité ngeen jël ci loolu tamit quand même parce que xale yi bëgg nañoo dem nit yi ñi ngi def seen observation wax nañ tamit li am te booy seet ba ci biir du ñu ne à 100% li ñu wax am na mais booy seet 95% yi tamit am na franchement. alimatu 95% yi maanaam téeméer boo jël dafa mel ne juróom-ñeent fukk yi ak juróom nee nga am na luñ ci yëg mu nekk rek am mbir moo xam ne nii lu ñu war a pencoo la lu ñu war a waxtaanee la ndax jamono moom moo dox su fekkente ne par exemple dellu nañ suñu taarix tuuti bi ñu moomee suñu bopp ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk 1960 da ngay xool ñaata lañu woon ci lim sénégalais yi ak ndaw ñi nga xool tamit booba ñan ñoo doon jàng ak li nga xam ne nii moom moo jëm ci wàllu liggéey bi ñan ñoo doon liggéey kon su fekkente ne seet nga loolu da nga doon wër ci ab dëkk da ngay xool ne ña fa jàng wala ña fa am certificat sax dañ leen di compter ci say baaraam tey nag jamono di dem di dox ba tey ñu nekk lu tolloog fukki million ak lu teg doomu aadama soo xoolee ndaw ñi occupé ci position bu am solo maanaam taxawaay bu ñoom lim bu takku ndax nag réew moo xam ne ni réewu ndaw la mooy Sénégal léegi nag ci loolu ñu xool également ci wàllu ñi am liggéey soo xoolee ci ndaw ñi téeméer boo jël juróom fukki ak juróom-ñett ñu ngi wër liggéey nga xool ci ñooñu ñu lim léegi ci askan bi ñi nga xam ne nii jànguñu ñu naan maanaam les analphabétisés téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom jànguñ dara ñooñu nag tey ñoom ñoo war a wut liggéey waaw léegi kon responsabilité bi ci ban côté la nekk ci li nga xam ne nii moom moo jëm ci wàllu étudiants yi wàllu ndaw ñi nga xam ne tey ñoom ñoo war a wut liggéey def naa ne liggéey da nga ko war a wut yor ci sa loxo dara yor ci sa loxo dara mooy nga am métier man bokk li ma gën a xam wax naa ne léegi étudiants yi bëri nañu lool tey mais soo ci xoolee ñi nga xam ne nii ñoom ñoo am li nga xam ne nii mun nañ koo def ci seen loxo bëriwut lu ñu am mooy seen xam-xamu bopp donc dafa mel ne donc le secteur tertiaire maanaam fi nga xam ne nii mooy l'école blanc fa la ñuy liggéeyee ñoom fa rek dafa mel ne fa la ñu bëgg a dem waaw
fa la ñu fa la ñu viser parce que c'est vrai que ñii ay étudiants la ñu tey am na ñoo xam ne nii ñu am ay docteurs la ñu ñii ay maîtrisards la ñu ñii ay donc tey soo leen waxoon ñu delluwaat ci li nga xam ni mooy secteur secondaire bi wala primaire bi dafay am lu bëri loo xam ne nii daf leen dañ koy def ci ñoom te li ma gën a bëgg a fàttali également ci taarix bi mooy ñun bu ñu fàttalee tamit tubaab yi ñoo ñu yore woon bi ñu ñëwee lu ñu jàngal presque nu ñuy liggéeyee ci biir service maanaam ci secteur tertiaire bi mais jëlal par exemple réew yi nga xam ne ni anglais yi ñoo leen yore woon ci wàllu formation professionnelle la ñu gën a insister ndax kenn ku nekk nga xam ne ni suñ la tàggatee ci wàllu métier ku la dugalul wutalul liggéey nga wutal sa bopp liggéey kon tey defe naa ne dañu war a soppi mbir mi université xale yi bari nañu yokk nañu wax naa ne askan mi yokk na université yi ñu ngi koy yokk ñu ngi yokk également li nga xam ne mooy centre de formation yi mais ñu xam ne tamit ndaw ñi nag ay la yéwén léegi dekk nañu ay nombre boo xam ni xaw na bëri wante nag war nañu wëlbati li nga xam ne ni ñu doon defee démb te tey soog a ñëw. d'accord nga 100%. bon d'accord à 100% moom vraiment du loolu loo xam ne mën na ne parce que encore une fois xam nga tey jii nii suñu pouvoir public yi vraiment dañoo war a gën a fullaal li nga xam ne mooy njàng ndaw yi ak liggéeyu ndaw yi c'est vrai li ma waxoon si njëlbeen du ma si retirer dara waaye jàngat bi ma siy tegaat si lu monsieur Ba wax moo di que ni ñu dañoo nekk si dëkk boo xam ne chaque année daanaka am nañu 100 000 nouveaux demandeurs d'emploi. surtout chaque année 100 000 nouveaux demandeurs d'emploi yooyu di dugg si marché bi chaque année dañ fay fekk yeneen 100 000 nouveaux demandeurs yu fa nekkoon te dara bougé wul donc bu ñu naan sax ñun créé nañu fii ay 300 entreprises. ay 600 entreprises mais entreprises yooyu ñun Sénégal lañ dëkk nañ ñu publier liste entreprises yooyu ñu mën leen localiser xam fa ñu ne xam ñan ñoo fa dugg xam ñoo fa duggul leneen li. tey jii nii formation professionnelle bu ñu si ñëwee tey jii nii bu ñu libéraliser le secteur mais gis nañu nii anarchie bu si nekkoon am na ku jóg ubbi benn école benn néeg ngay jël rek tuddee ko xaw ma nangam commerce communication marketing si benn néeg amul diplôme yoo xam ne c'est reconnu amul nangam te amul woon benn suivi mais léegi nga jël fa ay professeurs yoo xam ne daanaka ay professeurs yu yëmamaay lañ seen xam-xam màccuwul wala seen xam-xam yeggul soriwul si li nga xam ne dañ koy jàngale étudiant bu parent d'élève bu xam ne dafa jël xaalisam dugal fa doomam espérer mu jël fa xam-xam mais daanaka du fa jàng dara tey jii nii looloo xew université tey jii nii le problème ne date pas d'aujourd'hui problème bi université am mon cher xam nga ni c'est un problème qui date d'il y a plus de 20 ans université ba mu yàqoo du tey boobu ba léegi nag dañoo toog di ko seetaan xam nga une bombe en retardement nga toog di ko bàyyi ñu si dolli yeneen i bomb di si dolli ay grenade di si dolli bu jékki seene bëm sa waay nag yuux gi dina bari te looloo xew université looloo xew si yeneen secteurs yi léegi nag étudiant bi nga xam ne dafa dem jàngi droit am si maîtrise jàng droit am DEA jàng droit am master am leneen ak leneen mais kooku tey jii nii boo ko nee wëlbatikul dem jaay mburu wala wëlbatikul dem dugg si leneen mais sa waay kooku problème la donc ñun dañoo war a réorganiser les secteurs éducation bi nañ ko gën a defar nañ ko gën a càmbar lii feebar ñu jëm ko faj ñu ngi lancé une deuxième université la dernière fois def nañu pose première pierre après ñu ne dañuy lancer université du Saloum université bu nekk 65 milliards mais dama ne pouvoir public yi yàgg nga dégg ñuy dugal ay milliards yoo xam ne amu fa fulla amu fa fayda man j'ai toujours dit haut et fort centre international de Diamniadio bii nga xam ne def nañu fa ay plus de 50 milliards dama ne woon du priorité bi li nga xam ne dañ ko tabax si giir gu gàtt jël ko jox ko ay étranger dama ne woon man sama gis-gis bopp xaalis googu amoon na feneen fi ñu ko mën a dugal foo xam ne dina faj li nga xam ne mooy jàngoro bu gën a boo xam ne dama ne sax cancer la au Sénégal mais c'est le secteur de l'éducation xam-xam bi nga xam ne moom la ñu war a jox ndaw yi dafa lajj nañu àndandoo nii ñun dañoo échoué vraiment si wàllu éducation ak formation muy professionnel muy leneen lu mu doon le Sénégal a échoué te du tey muy Ablaye Wade muy Abdou Diouf muy Macky Sall bii daanaka jeexalagul mais man dama jàpp ni teg na ay jéego gaa regardons mais fu mu toll nii
la xew université muy étudiants yi di yëngu muy professeur di yëngu moo lay wane ni ba tey feebar bi sori nañ koo faj. soreegul léegi Matar defe naa ci à partir de Abdoulaye li mu wax nga may jox sama élément bu njëkk bi ndax wàcc nañ ci terrain bi gis nañu élèves yi ñoom tamit wax nañu leen ciy xaar donc muy faute boo xam ne kenn ku ne ñu ngi koy joxenante ba ci parents yeeg ñeneen ak ñeneen daal di cee ñëw defe naa war nga koo tontu. ngeen bàyyi ko mu yor kàddu gi def ñu ngi leen di gaañ andi ma élément bi ñu dem te ñëw. Au niveau de l'université gis nañu y a tellement de grève dafa bëri grève gis nañ tamit bon enseignement primaire bi tamit les professeurs y a pas beaucoup de professeurs qui sont qualifiés. suñ bëggee que élèves yi am avenir plus tard le gouvernement doit mettre toutes les dispositions les parents aussi doivent veiller au travail de leurs enfants. avenir bi on peut y croire nag su nekkee ku nekk def nga ci sa grain de sel. état bi ak étudiants yi tamit ñu nangoo jàng aussi état bi tamit nangoo aider les étudiants. xale yi léegi ñoom ci seen bopp ils ne sont pas conscients parce que say parents mën nañ la mettre dans de bonnes conditions di la fayal école bu baax mais yow sa bopp boo xamul li nga bëgg doo mën a dem parce que nga gis ku ñuy fayal école mu xëy seen waa kër ñëpp jàpp ne jàngi na jox ko paas jox ko ndékki jox ko lépp mu génn nekk ci àll bi tambaambaal bu heure bu ko neex mu ñëw dugg parents yi ñoom dañuy jàpp ne jàngi woon na bu ñëwee mi ngi ci néegam bu ubbee néeg bi loo koy fekk muy def mi ngi yor kaye yow looy jàpp kii mi ngi jàngam la talul leneen or que moom mi ngi ci leneen. par exemple man mun naa génn suñu kër ne damay jàngi fekk yàlla xam na ni jàngiwuma sama soxla laa jox yi ma taxawaalu ba heure bu ma neex ma ñëwaat kër ga ñëpp yaakaar ne damay jàngi fekk jàngiwuma dew ma école sama parents yi xamuñ ci lu ma nekkoon man sax damay yàq sama bopp. xale yi tamit ñoo am ñoo xam ne ni ñoom amuñu motivation ñii jàngi bi dañ ci tegu ne parce que parents yee ko bëgg mais donné wu à fond pour réussir. ñàkk waxtaan bi rek manque de communication moo ko andi parce que parents yi dañuy xëy liggéey xale yi ne dañoo jàngi ñu wàcc weekend bi bu ñëwee kii mi ngi lijjanti lii kii mi ngi lijjanti lee ay damay dem yendu sama kër yaay tey dañuy yendu fii tey dañuy def lii temps de communication du am. c'est pas forcément parents yi ñoom ñoo démissionné d'une part am nañ ci benn part de responsabilité mais man loolu dama jàpp que ni c'est dû à leur travail te loolu yaakaar naa ni war nañ ci gëstuwaat bu baax parce que tant que parents yi waxtaanuñu ak doom yi complicité du am te complicité fu mu amul nëbb dafay am mensonge yooyu yëpp da ci am te loolu baaxul. professeurs yi man mënuma leen blâmer parce que ay pères de famille lañ. ñu bien vrai que booy dugg ci dara amour moo la ci war a dugal mais tamit dañuy nekk ay pères de famille am ñu nekk seen ginnaaw ñoo xam ne ñoom lañu yaakaar moo tax côté boobu man mënuma leen blâmer carrément. La plupart des professeurs bon da ngay gis comme niñ koy waxee sa arrangement la quoi moo tax ñi leen di fay teg léegi jeunesse bi boo xoolee niveau bi dafa wàcc bu baax te loolu bon jëmalul tamit suñu avenir dëkk ci kanam quoi. dama jàpp ni professeurs yi aussi faw ñu bàyyi futilité dañoo bëgg futilité comme par exemple grève yi nga xamante ne ça n'a même pas de sens di grève ci lu jar a grève di grève ci lu jarul grève c'est pas intéressant. gouvernement bi dafa war a def li ko war xam ne ñun ñooy yori réew mi ëllëg dafa war a def si ñun lu bari pour ñu mën a relever défi bi. jëfal bu baax a baax kii di Madieng si mi nga xam ne moom la ñu àndaloon ci wàllu caméraman bi lu am solo la xale yi wax defe naa Cheikh Tidiane yow étant jàngkat yow tamit étudiant comme ñoom ñi nga xamante ne ni ñi ngi tamit jàng li ñu wax ni nga ko gisee ban gis-gis nga ci am analyse nga am ci li ñu wax mais aussi tamit fii Abdoulaye daanelee tamit amoon na solo tamit bu fekkee am na la ci ajouté. waaw jërëjëf Biba defe naa déglu naa Abdoulaye déglu naa tamit sama grand bi toog fii. concernant tamit ci jeunesse bi. tey dañ koy joxe ak mu université Anta Diop. kii nee na bomb la. bomb boo fa ne mais bomb bi du étudiants yi du professeurs yi mais politique la. bomb politique la parce que université ñett la dafa am étudiants yi am professeur bi am administration bi. mais tey bu ñu demee seet dafa am malade am docteur am pharmacien. pharmacien bi médicament yi mu war a joxe joxewu ko. c'est parce que docteur bi bind ko. mais docteur bi li mu war a laajtewu ko mais li ñu ko war a joxuñu ko moom it. moo tax tey kan moo souffrir kan moo ci digg bi mooy étudiant bi moo feebar docteur bi mënu ko faj pharmacien bi joxeetul garab pharmacien bi état bi la. docteur bi mooy professeur yi kon docteur bi ak professeur yi bu ñu déggoowul patient bi day dee moo tax chaque jour étudiant bi mooy dee. ñun boobu léegi ñu ngi dee bu ma déggee ne étudiants yi duñu jàng wala bëgguñu amuñu Pastef amuñu pas-pas man damay feebar. parce que boo demee lu amul seede baaxul boo demee université Anta Diop da nga gis étudiants yi njàng ba fajar
du ñu nelaw bu ñu génnee du ñu am liggéey ñii dañuy jàng ba dof ñii jàng ba feebar ñii dañuy jàng ñi yóbbu leen seen kër yi mais étudiants yi jàppale ñu leen tey bu ñu demee tamit jóg ne gars yi ñuy investir ay moyens mais dama université bi tey loo fa gis c'est de la poudre aux yeux demal nga xool campus social bi environnement bi rafet nañ defar fa ay lampe defar fa lu ne mais lampe yooyu defarul nañ defar doomu aadama yi ci biir parce que lu ñuy lekk baaxul demal ci biir kii restaurant yi lañ fay lekk baaxul nga dem ci chambre yi ay 12 la ñu foofu yow nga bëgg nga investir ci investissement humain ci ressource humaine xam nga Sénégal amul pétrole amul leneen ak leneen li nga xam ne tey mën nañ ko mën a jël mais ressource humaine la ñu am mooy doomu aadama nga war a mën a def ci kooku mais defoo nga dem ci chambre yi ay 12 ngay fekk personne ci benn chambre jigéen ak góor nga dem ci restaurant yi plat bu ndaw leen lay jox doo suur te lekk bi baaxut xeet façon bu ne moo fa ne conditions yi dund baaxut kon tey man la moyen bi moom manqué te bu ñu génnee it le problème bi mooy balaa ñoo jàng sa day balaa ñoo dem liggéey day fekk dee nañ kon tey defe naa professeurs yeeg encore policiers yi mooy état bi am nañu waru gar mooy leen nañ yërëm étudiants yi parce que ñii ñooy avenir ëllëg université Cheikh Anta Diop institution bi la mais institution bi nga xamante on assiste à la désacralisation de l'université kon loolu du yoon nañ amaat prise de conscience delluwaat suñu bopp parce que boo xamul fa nga jëm da ngay dellu fa nga jóge ñun nag tey ñun xam nañ fu ñu dem de xam nañ fu ñu jóge te xam nañ fu ñu jëm mooy ñi fi ne buñ deful lañ la leen war ñun danañ jël suñu matuwaay def la ñu war non pas grève parce que grève arrangé wuñu parce que bu ñu grévé ñooy dee bu ñu defee leneen ak lu leen dañu ñooy dee kon ñun fa conscient nañ tey fu mu toll nii mbir mi nekkatul grève mais position la wax boo amul mu utiliser yenn méthode moo tax grève professeurs yi tey dafa teel d'accord mo ci man parce que tey bu ñu demee grève étudiants yi ñooy dee ñoom li si ëpp bu ñu demee grève parce que keroog xool naa marché bi ñu si bëri ñëw nañ mais ñu si bëri ñëw ñu la majeure partie dañuy dem Europe di jàngale ji di am moyen foofu te ñun université Diop ñun ñooy sonnaat étudiants yi ñooy sonn parce que tey bu ñu jàngul tey bu ñu demee daaw session unique lañu def ren da nga xaar ay 30 000 cartouches wala 20 000 cartouches bi Cheikh Anta Diop ñooñu fu ñu jëm seen parents yi est-ce que dinañ am moyen bu ñu leen yóbbu si école formation yi kon tey balaa ngaa la kii laax jaay nga lekk ba pare olof la wax waxal naa ko léegi gis nga Ousmane aussi tamit man dafa am leen loo xam ne mun ma ko d'accord tu peux pas nit ki nga ne ko demal nga jàngi di sa décarcasse mu dem jàngi ji dem def lépp am yenn nu ñu koy waxatee lijaasa yi moo xam BIT la moo xam lu mu mënta doon master ainsi de suite daal di indi yëpp daal di ñëw teg yéen formation professionnelle yéen ñi nga xam ne yéen a war a jàppale xale yi ñu xaaw a sokkali yéen ñi nga xamante ne nii pratiquement si je peux me permettre ma wax ko bokk na si yéen est-ce que du avenir u xale yi benn côté tamit posé wul ci yéen pesé wul ci yéen léegi yéen ñi ngeen dem jël ko am benn lijaas ne ko kaay jaay lii kaay jaay ton par exemple aussi tamit foofu tamit ça pose problème. man defe naa ne secteur bi nga xam ne ni moom mooy formation professionnelle. dafa am ñu ko réere mbir li nga xam ne ni moom mooy mission ministère de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'artisanat lu tax ñu réere mbir lu mel noonu mooy d'abord ay mission bokkul ci wuutal ndaw ñi kenn ku nekk mu wuutal liggéey loolu fonction publique moom moo ko yore wante nag gouvernement transversalité la jàppalante la donc il y a la solidarité gouvernementale wante ñun li nga xam ne ni moom mooy li ñu yore mooy fexe ba gunge ndaw bi mu am lu mu yore ci loxoom su génnee ñu jël ko axlan wa saxlan su fekkente ne génn na kenn jëlu ko it mu mun a ubbi ab atelier am mu mun a defar dara soo xoolee li nga xam ne nii moom mooy li mu wax nii ci wàllu université bi bëgguma sax ñu focaliser ba rek li nga xam ne moom mooy débat bi je veux dire ça ñu kii ko centré carrément ñëw ci jeunesse bi de manière générale très bien xam nga dafa am ñoo xam ne nii c'est la littérature c'est l'enseignement général moom la ñu suivre waxoon naa ci njëlbeen bi ne ñun li nga xam ne ni mooy enseignement général bi ay col blanc rek dafa mën a génn ndax ñëpp mun nañ doon avocat ndax ñëpp mun nañ doon journaliste ndax ñëpp mun nañu doon policier ndax ñëpp et cetera donc je crois que dafa war a am loo xam ne itam ñun ak ndaw ñi nga xam ne nii ñoom ñoo fi nekk tey ñu war a xool secteur de la formation professionnelle li nga xam ne nii moo ñoom ñu ngi ko fay jàngale moo xam ci wàllu restauration moo xam ci wàllu coiffure moo xam ci wàllu par exemple habillement moo xam ci wàllu li nga xam ne mooy enseignement technique mécanique automobile ak yu ni mel ñu dem ci structure yooyu tey ndaw ñu bëri ñii di wax ci télé bi léegi ci sa élément bii nii soo leen laajoon fan la ministère de la formation professionnelle nekk mën na am duñ ko xam soo leen laajoon ban structure mooy formé ci wàllu métier duñ ko xam ñoom daal ñëpp xalaat nañ ne daal suñu jógee je crois que dañuy war a dem directement rek université ñun pour ñu corriger loolu au niveau de la formation professionnelle dañoo am benn service national d'orientation
service national d'orientation ndaw boo xam ne nii jege nga ko dinañ la wax ne ñun kat ci suñu yaakaar ak li nga jàng ak li nga mën ak li nga xam soo demee fii ci école bi soo fa jàngee ba pare da nga mën a def lii da nga mënal sa bopp lii. te nag loolu nee naa la ndaw ñi war nañ ci xëppi seen bët ñi nga xam ne nii mooy parents yi également war nañ ci xëppi seen bët parce que defe nañ ne suñu gungeewul seen doom wala yóbbuwuñ ko université rek kooku échec na. alors que combien de ndaw. ñaata ndaw ngay wax dafa mel ni. waaw en fait ñoom bu ñu waxee. waaw yow da nga gis ne ñoom dañoo dem jéem a def procès bi yóbbu noonu wala en fait nga xaw retiré wu carrément pour léegi yow défendre carrément formation professionnelle bëgg a bàyyi lépp gouvernement bi tamit ne yow tamit monsieur Ba boobu du sotti gouvernement bi bu ma déggee ni mu waxee nii kii ba mu waxee nga wax moom daf ci commencé génn formation professionnelle bàyyi gouvernement bi quoi bu ma déggee bu baax li nga bëgg parce que secteur boobu laa jege moom laa gën a xam wante de manière générale soo jëlee artisanat mais yéen gouvernement bay leen alimenté. waaw mais moo ñu alimenté moo tax waxal ci gouvernement bi seen taxawaay mais gouvernement bi am na ay jéego yoo xam ne mu ngi koy def mu ngi créer ay école mu ngi créer ay structure de formation professionnelle mu ngi créer ay lycée yu bees yoo xam ne nii xale yi ñu ngi yokk seen xam-xam ci wàllu woowu léegi nag liñ naan ay la yowén soo jëmee ci géej gi nga fekk fa nga jël fa bërigu ndox dafay mel ne dara jógewu fa wax naa la léegi ne ndaw ñi yokk nañu def nañu nombre boo xam ne ni tey bëri nañu li ci des nag mooy wëlbati façon njàngalit mi wëlbati li nga xam ne nii moom mooy li mu wax léegi ci école privée yi laa bëgg a ñëwaat ñi nga xam ne dañ leen di autoriser ak ñi nga xam ne nii dañ leen di reconnaître ñan ñooy jàngale ci école privée yi soo demee ci université ña fa ëppal li nga xam ne wala ci yenn ñi nekk ci lycée yi professeurs yi ñoom ñooy génn dem créer seen école à côté daal di commencer jàngal ndaw ñi xam nañ ne ils sont autorisés mais ils ne sont pas reconnus te loolu dafa am ay procédures yoo xam ne nii dañ fay jaar te nit ñi nag nañ ko wax te dee dañoo bëgg lu yomb bi mooy naa fexe man bay am sama xaalis te du ma vérifier wala ndaw ñi nga xam ne nii maa ngi leen di tàggat tey seen ëllëg du ma ko seet loolu nag homo sénégalisme moom war a soppi doxalinam parce que muy ci presse bi muy ci imam yi nañ ma jéggal muy feneen ak feneen da ngay nekk foo xam ne nii toppante ak nit rek su demee ba nga xam ne nii li muy def gisatoo ci sa bopp wala boog gisatoo li nga xam ne nii moom mooy njëriñu kii bi nga génn daal di ber sa daara daal di ubbi sa école daal di fay di jàngale li nga xam ne nii moom mooy lu nekk loolu nag gouvernement bi mu ngi ciy taxaw pour nag régulariser ko parce que léegi am na ay jéego am na ay anam yoo xam ne nii ñu ngi wax ñi nga xam ne ñooy ubbi école privée yi ñu daal di koy daal di chartonteeg moom ba nga xam ne nii tey ndaw boo xam ne nii génn na ci benn école de formation diplôme d'état yi nga xam ne nii war nga ko am da nga koy am soo ko amee nag léegi ci à partir de ça lañ lay daal di seetal fi nga xam ne nii war nga fa mën a jëm wala nga seetal sa bopp muy emploi salarié wala auto emploi man doguma kii grand bi mais formation professionnelle dëgg la boobu mu ngi def dichotomie entre université ak formation professionnelle mais constat bi ñu def mooy ñaata nit tey ñoo fi def formation professionnelle tey liggéeyuñu gestion banque des finances non attends gestion banque des finances informatique transport logistique communication nampati nii mais ñooñu col blanc yi la mais attends rek non attends nañ dugalante xam nga tey balaa nga teg saret bi da ngay teg mbaam nit boo ko jëlee nga war ko mun a maanaam tey nga tegal ko benn yoon nga ni fii ngay jaar pour nga mun a tekki da ngay préparer en amont et en aval mais munoo préparer benn bàyyi benn après nga ne ko demal yoon baa ngi demal fan lay liggéeyee fan nit bu def formation ba pare dafa war a mun a liggéey mais naka nga defee formation professionnelle ba pare te liggéeyoo tey bala jox la cas exemple bu gën a garaaw mooy demal FASTEF keroog ñoom ñoo bàyyi tali bi ñu defee ne étudiant université de Diourbel mais du ñun mais munuñu ci dara mënuma comprendre il faut ñu def différence également ñan ñoo doon grève FASTEF ak ñan ñoo fa dugg par concours ak ñi doon def la formation payante non secoute rek allez-y parce que tey mënuma comprendre nga ne tey formation FASTEF nga formé kii pendant 2 ans même bu fekkee ne dafa fay apte na pour jàngale parce que am na diplôme mënuma comprendre tey nga bàyyi kooku fële nga dem nga def benn nga ubbi vacation nga jël ay nit yi nga xam ne tey kenn formé wu leen parce que parce que tey ñu nekk ci àll yi tey ñuy jàngale kenn formé wu leen alors que formation professionnelle payante boobu ñu def 2 ans la leen formé te ay professeurs yi am qualification am diplôme yu leer agrégé ñoo leen jàngal nga bàyyi ñooñu arad dem jël ñi nga xamante kon yaa angi suros kon tey man mënumaa système bi moo feebar na gars yi xoolaat delluwaat seen bopp mais mënuñu comprendre tey nga jël nit kii formé nañ ko ba mu mën nga bàyyi ko à côté nga dem jël benn bibaa bi nga xamante tey kenn formé ko
nga jël ko dugal ko. Cheikh kon Tidiane, clientélisme politique la. ma dolli foofu rek soxna bi baax. xam nga dañoo nekk fenn foo xam ne dañ ko wax te dee. fii le métier le plus sûr te l'homo sénégalais bu monsieur Ba wax moo ko transformé en métier mu nekk le métier le plus sûr pour am liggéey mooy politique. il faut faire de la politique pour am liggéey. tey jii nii aka bari ñoo xam ne amuñu xam-xam gi amuñu mën-mën gi jaaruñu jaar fu ñu war a jaar te tey jii ñu ngi si ay haut poste de responsabilité wala boog monsieur Ba buy def politique nekk si parti ñu nommé ko ay ndawam lay jël taf ko si ginnaaw yóbbu leen. étudiant ba génn université Cheikh Anta Diop am diplôme qualifié yi nga xam ne moo tax moom mu war a mën toog foofu wala ndaw bu nekk si de formation professionnelle war a toog foofu du fa toog. léegi problème nag li kiy wax clientélisme politique dafa bokk si li nga xam ne dafa yàq si wàllu liggéeyu xale yi lu bari tey jii nii boo ko xoolee secteur de la presse surtout mi ngi nii tey jii nii ñiy def formation professionnelle li ëpp si loo xam ne am nañu yaakaar ni bu génnee dañu am fu ñu dugg daanaka mooy ñuy nekk communication et journalisme parce que presse bi tey jii ku si pare di nga am sax yaakaar ni dina am stage waaye yeneen secteurs yi nga xam ne mooy ay secteur marketing ay secteur douane ay secteur leneen ak leneen mais ñooñu dañuy am seen diplôme ba pare dem lem ko dem toog seen bundu kër di ataaya léegi nag nañu changer le système classe politique bi nañu wëlbatiku xool ni ñoom dañ leen nommé à ces postes de responsabilité pour taxawal Sénégal pour mën a jàppale ay jeunes Sénégal yu bari ma rax si dolli ni tey jii nii ñaata ñoo nekkoon si politique bi depuis Senghor amul luñ fi amul fii si Sénégal amul lu leen Sénégal joxul si ndombal tànk tey jii nii est-ce que yow dégg nga ñooñu entreprise wala benn këru liggéeykaay gu ndaw boo xam ne créé nañ ko fi ba dugal si ay jeunes Sénégal di fi liggéey ay immeuble la ñuy tabax. ñaar nit la ñuy recruter. gardien bi ak ay pompe escalier yi. donc problème la au Sénégal problème la savoir-faire dañ ko reléguer au second plan nous sommes dans un pays où il faut savoir gueuler pour être nommé. Merci beaucoup. il faut savoir gueuler pour être nommé. man day li ci gën a garaaw mooy tey jeunesse bi ñu ngi tuumaal jeunesse bi nag jeunesse bi liggéeyul. jeunesse bi day banditisme jeunesse bi agression. jeunesse bi yelwaan jeunesse bi nii jeunesse bi naa jeunesse bi nee mais vieillard yi fi nekk yi tey nangu ñoo bay c'est parce que maanaam nit da ngay gëm sa bopp innal fadli bi yàlla lahu yuti man yasaw yàlla moom gënal ku ko soob ku ko neex la koy jox boo damee bee boo d'accord ne kii kat fu mu toll nii war na ma mën a remplacer si place diw man mag la dama war a mën a am ngor ma bàyyi mais jeunesse bi amul Sénégal fii ay paa ñoo fi ne dëkk bi du dëkku jeunesse dëkku paa la non dama su ma leen du dëkku jeunesse parce que jeunesse bi bokkul ñi waroon bàyyiwuñu dañ koy ñàkkante bi ñu di plate bi te loolu du yoon dañoo war a mën a bàyyi jeunesse bi jël place yi ñu liggéey la moo tax ñi mënuñu liggéey jàng nañ ba dee dañoo jàng ba dee mais mënuñu liggéey la moo tax c'est parce que ñi war a bàyyiwuñu c'est parce que ñu war a indi moyen tamit indi ñu moyen te mbir mi politique kese foog nga def politique pour ñu mën liggéey boo politiqueul doo liggéey te Sénégal loolu la man daal politique politicienne bi laay bañ mais non defal naa ko rek politique politicienne bi laay bañ mais la politique moom mooy doxal am réew moo xam ci wàll wu nekk mooy secteur transport mooy secteur wu ci nekk damay ñëwaat rek ci li nga xam ne nii non déedéet politicienne laa politique bonul waaw très bien en tant que tel kon déggoo c'est l'art de gérer la cité loolu d'accord nañ ko mais cette politique amul Sénégal waaw léegi tey boo bu ñu la falee yow même bu fekkee da nga bëgg def politique pur et dur da nga koy obligé jël ko ranger ko ci tiroir yi parce que mënoo ko installé fii parce que ñi gëmuñu loolu ñi politique politicienne lañu gëm demal université Anta Diop mais kuddu mu tudd encore directeur bu ñëw day dàq ñi bi ña fa nekk indi ñeneen et puis ay mbokkam seen i mbokk la ñu indi après kenn du gis en université Anta Diop bu defee ko xaalis bi ñu passeree ko def la poudre aux yeux tabax ay affaire alors que étudiants yi ñu ngi dee étudiants yi feebar mais c'est ahurissant waaw xam nga loo gis rek am na wàll wi nga xam ne nii moom mooy wu gën wi ak wàll wi nga xam ne nii aussi am na ay lu ñuul ñëpp yemuñu tey soo demee université c'est vrai da nga fa fekk ñoo xam ne nii am na nu ñuy doxalee te loolu gënul nga fekk fa ñeneen ñoo xam ne nii ñoom seen liggéey rek la ñuy topp te li nga xam ne nii moom mooy gën a moom mooy li nga xam ne mooy defar askan bi ci loolu la ñuy yëngatu dama la bëgg a wax ne rek ci lépp li nga xam ne nii moom mooy ndaw ñi
muy ndaw ñi muy parents yi ak li mu ko waxee léegi ñee feebar boobu defe naa ne war nañ ko mën a génne bañ ko joxoñ rek ki nga xam ne nii moom lañ xalaat ne mooy nguur gi moom moo war a defar lépp déedéet jikko yi ci biir yi nga xam ne nii ñun ñoo ko yore ñoo ko war a defar d'abord ci suñu biir ñu doog a dem parce que ñun ñëpp ñooy état da ngay fay impôt keneen di fay impôt keneen ñi nga xam ne nii nag mooy ndaw ñi en tout cas lu mu néew ak a bëri nit ñaa ngi dem retraite ñeneen ñaa ngi leen di remplacer kon soo waxente ne nit ñaa ngi toog di agrippé wu ñu nekk fonction publique de en tout cas ñu ngi dem retraite képp koo xam ne nii am nga âge dem retraite da nga dem retraite ñi nga xam ne nii nag dañu nekk ci entreprise peut-être boo xam ne nii ñoo ko moomal seen bopp bu ko def seen moomi li nu bopp loolu tamit fekk nañ ko ci presse bi fekk nañ ko ci parti politique yi fekk nañ ko fu nekk donc nit ñi ñoo doxalee li nga xam ne nii mooy lépp loo xam ne nii en tout cas teg nga ci sa loxo xalaat nga ne yow yaa ko moom doo ci boole ñi nga xam ne nii mooy ñëpp ñoo ci war a bokk ma bëgg a wax rek ne li nga xam ne nii mooy encore ci formation professionnelle parce que moom laa gën a xam moom laa gën a wax tey ndaw ñi nga xam ne nii ñoom ñooy wala boog ñoom li ñuy former mooy dañuy xool lan la marché du travail soxla ñu daal di tàggat ndaw ji ci wàllu woowu dañu jël ay ndaw yoo xam ne nii mët nañ 200 ñu jóge Kolda ñu indi leen centre CFBTP bu Diamniadio ñu formé leen fa ci wàllu pavage non centre sectoriel non waaw loolu dafa naka ngay jëlee nit bu jóge Kolda waaw nga indi ko ba Diamniadio mais la moo tax da ko def Kolda non attends moo tax da ko def mais xamoo li may wax damaa eggaleegul très bien parce que ñooñu dafa am MCA bi nga xam ne nii moom mooy defar yoon wi jóge Kolda ba Ziguinchor ñu ne kon ñi nga xam ne nii mooy ndaw ña dëkk Kolda te war a liggéey foofu au lieu que entreprise bi di wuuti ay nit ñi nga xam ne nii ñoom nga fay liggéey mu ñu jël ndaw ña nekk ci biir Kolda ñu ñëw former leen ci affaire bi nga xam ne moom mooy BTP ñu dellu leen fi ñuy wuti Dakar ñëw ngeen Dakar ñëw nañ Dakar centre agroalimentaire mu ngi fi tey agroalimentaire wala nga dem Cap Dakar 3 centres sectoriels yi nga xam ne moom la ñu yore mooy formation professionnelle Cap Dakar stagiaire bi balaa muy pare liggéeyam day fekk jël nañ ko parce que les métiers portuaires et la logistique dañ koy soxla te ñi nga xam ne ni ñoom ñooy def programme yi ci biir branche professionnelle yi la ñuy jógee maanaam dañuy jóge port ñëw ne suñu jàngalee ndaw ñi lii ak lii ak lii suñu génnee ëllëg ci biir war nañ leen a mën a jël ci port bi te ñu ngi def loolu léegi nag ndaw ñi nga xam ne nii jubluwuñ ci loolu seetuñu formation bi seetuñu li nga xam ne moom la ñu war a def pour dugg foofa wut liggéey mais dañuy jubal rek parce que dafa mel ni ay heure la ñu sol dafa mel ne dañuy sol ay lunettes yoo xam ne kanam gi rek la ñuy gis université ou rien alors que am na ay centre beneen faute bi ma lay wax mooy jogo ci sous-préfecture Meouane la nekk dañu dem foofu fekk benn usine boo xam ne ni ci usine kon la nekk je ne suis pas d'accord parce que bu ne formation professionnelle mais université am na formation professionnelle ban formation université am na mais DUP diplôme universitaire professionnel la mais est-ce que ñooñu muñ paree seen droit fu ñu jëm mais léegi non attends allez-y il faut pas faire la dichotomie boo leen def formation professionnelle bul yaakaar ne amul université y a des formations spécifiquement professionnelles la mais da ngay pare tuddoo liggéey tey di daal jubluwaay bi ñu jëm ci université yi nga xam ne ni ñu ngi koy waaj a taxawal en tout cas soo moytuwul du bokk ci université de Cheikh Anta Diop xam nga lu tax lan mooy différence bi loo taxaw noonu la xam nga lan mooy différence bi mooy option bi dañ ko jéem a catégoriser université Cheikh Anta Diop ce ne sont que des littéraires qui sortent de là-bas. Non, je suis pas d'accord. Mais attends, à part la médecine. À part la médecine, à part les naglés. Mais là, non, Fazek, là. Mais Fazek, c'est des littéraires. C'est des faculté de sciences, littéraires. Non, attendez, non, loin s'en faut. Monsieur, loin s'en faut, ma foi, je crois que vous faites une. Il faut amalgame dans ce domaine-là. Tey boo demee ne Université Anta Diop ay littéraires ñoo fa nekk c'est parce que vous méconnaissez l'Université Anta Diop. Mais Fazek, gestion lañ fay jàngale. ay entreprise ak ni ñu koy doxalee ak leneen ak leneen nga dem droit ni ñuy defee encore affaire juridiction lañ fay jàngale nga dem médecine ñiy faj ñoom lañ fay jàngale nga dem faculté de science leneen ak leneen tout ce qui est scientifique loolu lañ la fay jàngale kon tey faculté de sciences humaines kese mooy jàngal li nga xam ne lettre la te loolu c'est important lan moo tax parce que Sénégal dafa soxla ay communicateurs lan moo tax yeneen dëkk yi di takk Sénégal takku parce que on a de bons communicateurs ñi nga xam ne tey bu problème amee bu ñu waxee Sénégal yi dañu accepté tey lettre bu ñu ko minimiser la moo tax war nañu ko minimiser tey ñiy jàng tey ku fi jàng tey ñi nekk jóge lettre ñun ñoo jàngal encore que département lettre sax du ay lettre rek ñoo koy génne parce que tey jii ñiy def science sociale mu jëm si wàllu géographie jëm si wàllu histoire surtout
tey jii nii am na ñoo bari ay pédologue lañu. ay géodynamique ay ñooy seeti lu dem si wàllu suuf lu ñoo xam ne day sukkali mbay bi. ay ñuy def ay géodynamique muy interne muy externe muy leneen lu mu doon historien yi nga xam ne tam seen xam-xam dafa maaj si li xew démb. ak tey ñu war a mën a def ay projection si futur bi dafa bokk loo xam ne dafa ngànk koom-koomu réew. léegi nag man lenn laa xam ne monsieur Ba lu ma koy reproché si wax ji mooy li muy wax lépp dëgg la am na dëgg la amul lenn mooy problème mu Sénégal te loolu mooy problème mu fonctionnaire yi nga xam ne ñoo nekk si ministère yi nga xam ne ay ministère clé la. surtout ay lu dem si wàllu formation ndaw yi. donc lenn mooy problème bi. maanaam lu ñu war a communiquer wasaare la nekk si dossier ya ndaw yi dégg ko. mën a xam fu ñu jëm loolu dafa nekk problème Sénégal. muy si wàllu muy si wàllu ministère bu mu doon ak beneen département bu mu doon dañoo am ay problème si wàllu communication am na ay support yu fi nekk support médiatique au-delà des supports médiatiques publics dafa am ay support médiatique privé dama gën a ñoom bu ñu doon def une budgétisation ba nga xam ne dañuy jël benn xaalis génn ko mën ko dugal si média privé yi ñoom sax ñu dimbalee ko ba pare wasaare ñoom itam lu ñuy liggéey pour jeunes itam mën gën see xam lu gën see am xam-xam loolu tam dafa baax mais encore une fois université li Cheikh wax dafa am du ay lettre rek fa génn ay pharmacien nga fa ay médecin nga fa ay chimiste nga fa ay leneen ak leneen ay dentiste lu ne xam nga donc dafa nekk kër goo xam ne lañ fay jàngale si wàllu xam-xam yaatu na léegi nag le problème mooy naka la ñuy fexee ba université googu ñu jox leen xam-xam gu doy naka la ñuy fexee ba ku ci génn naka lañ lay orienté ba nga am këru liggéeykaay goo xam ne fa ngay daanee sa doole dafa am solo mais loolu yëpp dafa lajj encore une fois nam ko waxee ca njëlbéen dafa lajj université tey jii nii ko fa génn on ne forme que des chômeurs en réalité on ne forme que des chômeurs au Sénégal. mais man li mu wax tamit. li nga wax noonu la fi ma jaaxal xam nga mooy bi gën a garaaw ma jox la ko. fac droit ay nit inscrire pendant 4 ans pour def seen master mënuñu def master ñu ne ana professeur ñu ne professeur baa ngi Côte d'Ivoire 4 ans ñu ngi fay te mënuñu def mooy seen DUP yi kon li mu wax ne dafa leer. dafa am on forme des chômeurs là-bas mënuma comprendre nit ki di fay chaque weer xaalisam pendant 4 ans yaa ngi gis. yow professeur bi ñun la foo nekk doyen bi xamul sax parce que normalement boo naree quitter université nga dem feneen da nga war a adresser lettre doyen de demande mais ñoom dañuy xëy rek dem seen yoon nga def fa ñaata at te élèves yaa ngi fii jànguñu pendant 4 ans ñuy fay te mënuñu def seen master kon su ngeen ko tey maa ngi profité di laas ñooy loi boobu gars yi bëgg a dugal bi université Cheikh Anta Diop pour autonomie université autonomie professeur yi administration bi mu deñ ñun étudiants yi ànd dañ ci parce que suñu intérêt foofu la ne parce que tey professeur yi sax dañoo war a mën a évaluer professeur bu jàngale lu baax ak professeur bu jàngale lu baax ñi xam la parce que tey ku ci nekk lu la neex ngay jàngale bu la neexee ñëw bu la neexee doo ñëw ñun tey dañoo war a mën a jóg jël suñu destin en main contre parce que loolu tey bu ñu ko accepté loi bu ñu ko reyee mooy université day mel nu mu meloon rek parce que réforme yi daan na étudiants yi professeurs yi ñu ne ñëw ñoo am ñu yokk si inscription wàññi suñuy bourse c'est pas si tegal ni système LMD ak leneen kon tey ku wax ci lii da nga wax ci lee bu lii doxul nga defar ko lee nga xam ne tey ñoom ñaar ñoo war a mën a ànd da nga koy defaraat mooy lan loi bi dafa war a mën a dugaat pour que tey université Cheikh Anta Diop mu mën a retrouver son lustre d'antan ñun tey loolu mooy suñu position